asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi mbokk gambia yi seen xarit Baye Diouf moo leen di nuyu fii ci rajo defaral suñu bopp di rajo bi nga xam ne mbokk yi mooy jox xibaar doomu africain yi nekk fii ci Italie moo leen di jox wax dëgg yàlla li xew xibaar yi nga xam ne ñoo xew ci réew mi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu donc ku ci nekk sa tur ak ci sa sant di leen wax ne wax dëgg yàlla rajo defaral suñu bopp bëgg nañ lépp loo xam ne rek indi na leeral te nag jiital leeral dong mooy li nga xam ne moo sanc rajo bi te yaakaar naa ne moo koy ñu fekkee kook ñu ñàkk ko fekkee mooy continuer noonu ak rajo bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kon dindi rek tey ndaxte wax dëgg yàlla démb defoon nañ fi benn émission mu indi njaaxte ak jaaxle trop ci confusion ci bopp nit ñi loolu gis naa ko wax dëgg yàlla ci audio yi ñu ma yónnee ak audio yi nga xam ne maa ngi koy ak commentaire yi nga xam ne maa ngi koy gis ci réseau yi kon nag mbokk yi wax dëgg yàlla tey ci suba bi ma yeggee suma bureau gis seetlu ne loolu moo waxoon démb wax dëgg yàlla xaw na jaxase ñu bëri indiwaat naa ci nag ay leeral encore tey ci suba yaakaaru moo ne sax mbir mi leeral noonu ma leeraloon tey ci suba yaakaaru moo ne sax dinañ ci am xibaar yu gën a leer yàlla def na mbokk yi ci ngoon si comme ni ma ko doon waxee mbokk yu bari doo leen wax ne bu leen yàkkamti parce que nag gis naa ne ci suñ communauté bi yàkkamti parfois lu ci bari mooy yàq te mbirum loi nag mbirum droit wax dëgg yàlla yàkkamti baaxu ci ñaareel bi mbokk yi mbirum loi dafa xat surtout nag ci réew mi ñu nekk nii nga xam ne loi yi mu ngi sanc jógee base loi bi mu ngi jógee ci ay responsable politique ñi diriger réew mi te nag parfois bëgg-bëgg politiciens yi du méngoog yooni loi loolu wax dëgg yàlla lu ñu gis la waaye nag politicien bi su defee loi ba pare day jéem a xool bëgg-bëggam nan la mën méngoog loi bi parce que xam ngeen ni fii réewu démocratie la képp ku fi taxawal loo xam ne dafa weddi constitution wala dafa jaarul yoon avocat yi ak citoyen yi dañ koy contester te duñ ci boole wax tribunal la ñuy dem suñ demee tribunal day daane kon gouvernement bi te loolu day daane position gouvernement bi laa bëgg a wax du nguur gi ci boppam lay daane mais position bi nga xam ne am nañ ko ci loi bi su boobaa tribunal yi dañ koy daane te nag démocratie dafa may plusieurs niveaux de recours xale yi réfugiés yi may déglu loolu xam nañ ko ndaxte réew mi du réewu dictature du nekk dañuy dogal rek ne lii mooy am mu jeex fii kenn du dem ci réseaux sociaux yi di kaas da ngay jël sa avocat dem ci tribunal yi kaas ko que ci tribunaux yi la ñuy kaase kon nag mbokk yi maa ngi jégalu bugguma gudd ci introduction bi xanaa rek di wax ne dañ leen di indil xibaar yu leer nañ yoo xam ne ñu ngi jógee ci ministère de l'intérieur muy circulaire boo xam ne département bi nga xam ne ci biir ministère bi moo yore loolu ñuy wax immigration ak liberté civile département boobu dafa génnee barki démb benn circulaire jox ko ñi nga xam ne ñoo yore questura yi mooy dirigente questura yi questori Italie yépp nag lañ ko yónnee
boole ci nag ay yeneen département circulaire suñ koy wax interne la circulaire suñ koy wax interne la maanaam ci biir ministère bi loolu tax ñoom suñ ko jotee balaay ñeneen di ko jot temps day am ndekete yoo démb bi may wax circulaire boobu mu ngi ci yoon pour yegsi ci ñun yàlla def na tey mbokk yi bi ma defee émission bi ci suba jot naa circulaire bi ànd ceeg wax dëgg yàlla ñi nga xam ne maa ngi ciy liggéey ak ñoom ci wàllu droit muy ay avocat yu xarañ ci mbirum immigration ñooñu wax dëgg yàlla ñoo am seen pexe ba am ko yónnee ma copie bi mbokk yi donc ci ñaari pàcc rek laay ci wàccee benn bi mooy li concerné loolu ñuy wax permis de séjour temporaire bu 6 mois dañ koy wax permesso di soggiorno ricerche lavoro ñu amoon ci ca njëlbeen ba loi bi génnee ba avant le 1er juin sax laa wax ba ci le 5 juin sax ñu amoon ci yaakaar bu mag ne demandeur d'asile yi di mën nañ ci bokk ndaxte loi bi ni mu génnee nañ ko bindee ak nañ ko séddalee amul benn yoon boo xam ne dàq na demandeur d'asile yi ci pour ñu am permis de séjour 6 mois boobu dàq ko ci loi bi dañ ko bindee nag lay wax waaye nag mbokk yi ku xam loi da nga xam ne dafa am bind bi waaye dafa am xel mi moom la ñuy wax esprit dafa am xel mi maanaam xel mi du dara du dul lañu ya nga xam ne ñoo farlu ba loi boobu di am seen bëgg-bëgg nan lañ mooy li ñuy wax esprit la lettre mooy lañ bind mooy esprit loi bi mooy ña ko fexe ba loi bi am muy ministère yi ñoom lañ bëgg ci loi ba parfois moom lañuy mooy am importance ndaxte bind bi du mun wax lépp waaye su neexee ministère bi ñu jël nag bind ba nañ ko bindee ñu wax nañ ko jéem ko méngaloo seen bëgg-bëgg waaye loolu tamit yombul mbokk yi parce que lépp lu ñuy méngaloo ak bëgg-bëgg responsable politique yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère yi surtout nag ñi nga xam ne ñoo diriger parti politique yi donc nañ ko bindee mu méngoo ak ñoom politiciens yi liñ bëgg loolu tamit dañ koy teg ci yoon parce que nag lañ bëgg mënuñ ko imposer ba nga xam ne contradiction day am ci loi bi kon nag mbokk yi looloo tax mbir mi yéex parce que wax dëgg yàlla ca jëlbeen mënoon nañ tëb rek leeral waaye lu ci nekk dafa am ay kàngaam yu nekk ci ministère yi loolu ñuy wax avvocatura dello Stato muy nguur gi ci boppam dañoo am ab avocat service boo xam ne mbirum avocat nguur gi lay défendre ñooñu tamit toujours dañoo am seen yoon pour ñëw wax ci pour bañ ëllëg ñi contre nguur gi wala avocat yu xarañ yi wax dëgg yàlla daane position nguur gi avocat gaa du daane nguur mais position maanaam li état bi bëgg ak niñ bindee loi bi ñu daane ko loolu tax mbir mi parfois di yéex parce que nag kàngam yooyu nga xam ne ñooy caytul nguur gi ci mbirum loi ñoom it parfois dañu jël seen temps xoolaat texte yépp faram-fàcc ko door a mën génn lii moo indi yéex bi li tax yéex bi laa leen di wax looloo ko indi te nag loolu kenn mënul fexe ba loolu da jóge ci réew mi parce que nag réewu droit la su doon réew yu mel ni suñ Sénégal wala Afrique yeneen pays africains yi président day wax ne lii laa bëgg rek su ngeen demee ci tribunal yi ba sonn du tax ngeen daane position président de la république bi loolu mbokk yi li may wax ni lu xóot la parce que nag réew mi noonu lay doxee fii ci Italie
mbokk yi donc xanaa rek dañuy ñëw bëgg a faram-fàcce leen circulaire boobu nga xam ne fii ci rajo defaral suñu bopp am nañ ko muy circulaire ñu ngi ko tuddee circulaire numéro 400/C/2020 parce que nag circulaire suñ koy wax ci biir ministère yi la waaye su ko ministère yi service yi jotee ba pare ba caytu ko la ñuy may parfois ñu génn ba yeneen avocat yi di ko jot ba avocat yooyu nga xam ne ñun ñu ngi jokkalante ak ñoom ñu jox ñu ci copie ñu ngi leen di gërëm kon nag mbokk yi circulaire bi ci ñaari mbir lay wax benn bi mooy taxawaay demandeur d'asile sous permis de séjour boobu ñuy wax permis de séjour temporaire beneen bi nekk ci mbirum loolu ñuy wax renonciation protection internationale te ci ginnaaw jotoon nañ ci indi quelques leeral waaye tey ministère bi circulaire bi dafa indi leeral yu leer nañ kon nag mbokk yi lii lañ leen bëgg a sottilil ci kanamee di leen wax dëgg yàlla bu leen sori ñu ngi ñëwaat. waa mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf ñëw di leen faram-fàcce circulaire bi nga xam ne moom la ministère de l'intérieur génne ponk bi ci njëkk mbokk yi mooy li concerné demandeur d'asile yi te wax dëgg yàlla fii ci rajo defaral suñu bopp ñu am yéene bu mag pour que xale yooyu seen nekkuwaay Italie nekk lu dëgër loolu yéene la bu mag nag mbokk yi peut-être parfois ñu bari dañ may déglu waaye peut-être yëguñ sax xamuñ sax fu ñu yem looloo tax mbokk yi man de wax dëgg yàlla xaw ma woon ne xale yooyu ñu ci bari dem nañ déposer def seen demande de permis de séjour temporaire mën naa ko waat ci yàlla ne xaw ma ko woon maa ngi ko xam bërki démb bi benn xale ooma ne ma dafa demoon poste di déposer pour permis de séjour temporaire ñu bañ mu ne est-ce que mën na dem dénoncer leen ma ree mu ne ma wala ma dem dénoncer aussi questura parce que dañ maa bañ ma déposer mbir moomu ma ree ne ko wax dëgg yàlla yow sa situation leeragul ci dëkk bi ngay wax di dénoncer ay poste ay questura mbaa du sa yaram neexul après lañ ma wax ne mbirum dénoncer état bi questura yi wala poste wax ju génn la woon ci réseaux sociaux yi ci noonu mbokk yi wax dëgg yàlla ca laa jóg di caytu di ko ma ne wax dëgg yàlla naa gaaw wax ndaxte nag man ca njëlbeen ca boori 1er juin ba mu passé parce que man mii di wax ak yéen wax dëgg yàlla ñi nga xam ne présenté naa leen demande bi online parce que nag ñun li ci ëpp suñ liggéey à part caytu la loi bi lépp suñ liggéey ñu ngi ko teg ci dimbale nit ñi service la nag su may wax dimbale service te service wax dëgg yàlla ñun duñ état ñun duñ administration te nag service wax dëgg yàlla autonome boo xam ne kuñ koy defal dangay ñëw wax ak ñun ñu ca lañ fixé nga def ko ñu def liggéey bi donc ca njëlbeen ca première semaine ba dama bañoon ne du ma déposer kenn du ma aider kenn pour présenter demande ndaxte dafa amoon ay leer yoo xam ne waroon naa ko gëstu ndaxte permis de séjour bii ñuy wax 6 mois ca njëlbeen ba ma lire loi bi dama ne woon alhamdulilah xale réfugié yi mën nañ jaar fii pour am ci loi am ci këyit bu leer mu leen di may boo xam ne dinañ mën génn camp yi dem liggéey comme ñëpp immigré yëpp
moomal seen bopp dawal seen bopp te kenn du ci nekk di leen encercler di leen encadrer que encadrer bi du dara lu dul ñoom ñu mënal seen bopp demal seen bopp lii wax dëgg yàlla yéene la woon dama ci kontaanoon waaye bi ma dawalee ay fan di ci waxtaan ak suñuy xarit ku mel ni Mamadou Tall bu Questura de Bergamo maa ngi koy nuyu te wax dëgg yàlla loi bi mu commencé ba léegi amul bés buñ dul oo di yokkalante ma koy yokk mu may yokk ci xam-xam yàlla def na moom ku jàng droit la parce que maîtrise de droit la am ba noppi mu nekk l'un des rares sénégalais yuy liggéeyee ci biir Questura yi ku mel noonu wax dëgg yàlla mu nekk nag suma mbokk tamit ci Saloum moom jolof la may Saloum waaye ñoo bokk sëriñ wax dëgg yàlla ñu ci jokkalante di ci waxtaan tous les jours muy aussi bien problème yi permis de séjour temporaire bi que problème des revenus des redditi datore di lavoro ci noonu wax dëgg yàlla ca premier jour ba am nañu forcé ne ñoom dañoo bëgg a déposer mais li ma leen wax tey leen te loolu démb rek wax naa ko tey leen def leen ndànk mbir mi du course de vitesse course de fond la waaye malheureusement après la comprendre démb bi ma dugalee audio bi gis commentaire yi niñ bëree ci suma page gis message yi ma jot ci WhatsApp niñ bëree ca la comprendre dafa mel ni sama wax dafa doon tas yaakaari nit ñi te wax dëgg yàlla loolu nekkul suma taxawaay fii ci rajo defaral suñu bopp duma ci dellu si mbokk yi donc artu moo gën comme ni ma koy waxee def loo xam ne après coono lay indil nit ñi kon nag mbokk yi ministère bi ci circulaire bi nee na wax dëgg yàlla demandeur d'asile yi mënuñ bokk ci permis de séjour temporaire yooyu ci 6 mois xam naa ne su ma nekkee di comprendre fàcc ci cause yeeg motif yi day gudd tey compliqué ci ñu bëri ndaxte wax dëgg yàlla fi mu ko teg ministère bi soo ko jàngee da nga xam ne dafa bañ ñeneen dal ci seen kaw ci mbirum loi pour daane leen parce que nag ñoom nee nañ richiedente asilo dañoo nekk situation temporaire boo xam ne dañ leen may ñu reste ci réew mi waaye permis de séjour bu leen di may ñu toog définitivement ci réew mi amuñ ko te nag loi boobu sanc mbirum liggéey 6 mois daf ne ñi nga xam ne dañoo amoon permis de séjour bu jeex te nag loi bi gis nañ ne autorisation de rester le demandeur d'asile yi am waaye amuñ permis de séjour bu leen di may mu nekk permis de séjour définitif dama misaal rek mbokk yi parce que xam naa ne su ma ko faram-fàccee dina gudd waaye daal li nga xam ne moo ci am moo di ne demandeur d'asile yi ministère bi wax na ko yónnee ko Questura yépp yu nekk ci Italie ne demandeur d'asile yi mënuñ bokk ci permis de séjour 6 mois boobu pour recherche de travail mu nekk nag wax dëgg yàlla man mii ci suma bopp di wax ak yéen mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu ma métti la parce que ba tey ci suba amoon naa yaakaar que mën na leen ci ñambaas waaye comme ni ñu wax ñun defuñ loi wotewuñ loi kenn ka moom mooy peuple bi nga xam ne moo am ay ndawam yi woote expliquer ko doxal ko kon nag duñ mën def dara rek lu dul di ci ànd te amul kenn koo xam ne mën na ci opposé li ñuy def rek mooy adéquar si mooy adapté si jéem a xool beneen taxawaay la ñuy am mbokk yi donc loolu mooy première partie bi ñaari partie bi damay def lu gaaw parce que wax dëgg yàlla audio yu guddi nekkul lu ma sopp mbokk yi beneen position bi nga xam ne moom la circulaire boobu indi ci leeral mooy loolu ñuy wax renonciation à la protection internationale te ca njëlbeen tamit ñu bëri ñu doon wax yaakaar ne kuy déposer ci mbir mi da ngay renoncer sa protection internationale
fii ci rajo defaral suñu bopp ñu indoon ci ay leeral yoo xam ne ay kàngaami immigration ñoo ñu ko leeral ñu ñëw sotti ko fii ci rajo bi mbokk yi donc comme permis de séjour 6 mois bi amatul si mu ngi am ba léegi waaye demandeur d'asile yi mënuñ cee bokk li ci des rek mooy procédure de régularisation avec un employeur ñu koy wax avec un datore de lavoro moom dong moo des xanaa rek ñu ñaanal leen suñ mbokk yooyu suñu xarit yooyu suñ doom yooyu ñu ñaanal leen pour ñu mën a am datore de lavoro boo xam ne dina leen mën régulariser muy loolu ñuy wax premier canal de régularisation yàlla def na mbirum tool yi wax dëgg yàlla dem naa ci tool yi ñaari yoon di xool waaye li ci bëri mbokk yi borom tool yi presque duñ am contact ak travailleurs yi ñi am contact ak travailleurs yi mooy ñi ñuy wax caporal yi te caporal yi wax dëgg yàlla ay businessman yu mag lañ te nag parfois mbirum agriculture dafa mel ni ñoom ñoo ko yoree ñoom ñooy borom doole ji loolu beneen waxtaan la mbokk yi duma ci dellu si gis nañ ne tamit wax dëgg yàlla xale yooyu occasion yi ñu am rek mooy ut un employeur domestique ndaxte wax dëgg yàlla borom tool yi amuñ benn intérêt pour demander à régularisation xale yi ba noppi di leen fayal 500 euros loolu ay borom tool yu bari wax nañ ko ma dégg kon nag mbokk yi benn buntu moo des muy travailleur domestique te loolu wax dëgg yàlla nekkul lu yomb mais nag dafa gis nañ ne sax li joto génn ci demande 90% yëpp ci travailleur domestique la nekk kon nag li nga xam ne moom la ministère bi leeral ci à propos képp koo xam ne demande nga ci régularisation muy ci tool yi wala ci travailleur domestique nga nekkoon demandeur d'asile lii le ministère bi wax ne na bés bi nga xamee ne dañ leen di convoqué ca ufficio sportello unico immigrazione bu bokk ci préfecture yi yow ak sa datore su ngeen toogee yàlla def ngeen signé contrat de soggiorno boobu balaa ngeen koy signé dina am moom demandeur d'asile bi dina am benn document boo xam ne dañ ko koy jox pour mu wax ne day continuer loolu ñuy wax demande de protection internationale bi da koy continuer maanaam demande d'asile bi da koy continuer wala déet di leen wax ne demandeur d'asile bokkul ak permis de séjour beneen mbir la ndaxte comme ni ma ko fi waxee am na ñu nekk ci réew mi am sax ay carte séjour ba noppi nekk ay demandeur d'asile ndaxte suñ delloo seen réew dañ leen di mbugal mbokk yi donc lii moom la leeral mu yokk ci dara nag ne képp koo xam ne danga wax ne yow da ngay continuer sa demande d'asile foofu ca une préfecture dinañ la defal demande pour nga am permis de séjour boo xam ne ci këyit lay nekk mais permis de séjour per lavoro la pour travail mais nag bu këyit bi day nekk ba noppi permis de séjour boobu dañ ciy bind R la tudd lañ ciy bind la lettre R comme Roma dañ ko ciy bind ba noppi permis de séjour boobu mi ngi valable uniquement ci biir Italie maanaam permis de séjour boobu valable du permis de séjour bu lay may ngay dem ci yeneen pays européens yi ñàkkul ne mën nga caa dem Sénégal waaye soo ñëwee da ngay dellu si directement Italie doo jaar ci beneen réew kon nag ñu bamtuwaat ko képp koo xam ne soo demee préfecture pour signer contratto di soggiorno muy nga am datore di lavoro domestique wala datore di lavoro agricole soo demee di signer da ngay wax ndax yow da ngaa bëgg a bàyyi sa protection internationale comme réfugié da nga ko bëgg a bàyyi wala da nga koy continuer su yàlla defee nga ne da nga koy continuer permis de séjour bu këyit lañ lay jox bind ci R te permis de séjour boobu biir Italie donc lay valable te permis de séjour boobu mbokk yi mu ngi valable ñu ngi la koy jox duñ la ko joxee préfecture mais ñu ngi la koy joxee ci questura yi permis de séjour cartaceo wax dëgg yàlla kooku du jar
jaar poste ndax permis de séjour cartagé doo ci fay frais de confection questura yi ñoo koy tamponné jox la ko nga yore ko beneen su fekkee ne nag da nga ne déet da ngay bàyyi loolu la circulaire bi leeral su ca préfecture soo waxee ne da ngay bàyyi ufficio sportello immigrazione bu préfecture dina la defal enveloppe bi pour nga dem demander permis de séjour yi nga xam ne day nekk du nekk ci këyit mais plastique électronique carte électronique lay doon mu nekk permis de séjour pour travail boo xam ne yow génn nga ci mbirum rifugiato da ngay liggéey nekk un travailleur yam ak ñëpp ñun ñu ëpp lu nekk ci réew mi nga yam ak yow mbokk yi donc lii wax dëgg yàlla mooy leeral bi xam naa ne mbir maa ngi gudd sax parce que du may bugg di gudd waaye wax dëgg yàlla maa ngi jéggalu di wax rek ne awma lu ma neex parce que su ma sañoon nag wax dëgg yàlla yaakaar biñ amoon mu nekk loo xam ne lu leer la suñ mbokk yi mën cee jëriñu surtout nag ci permis de séjour bu 6 mois waaye nag jarul xëcc waxi mayum noor jarul yàggal lu comme ni mu ko yàggee di wax rek buntu bu tëju rek beneen buntu ubbeeku te heureusement leeral bi am avant mbirum loi bi régularisation bi ñu tëj ko di leen wax ne tey ci suba dama waxoon 30 agost par juum waaye en réalité prorogé nañ loi bi ba le 15 août muy kundi ci agosto kon nag bu ci kenn tiit bu ci kenn jaaxle bu ci kenn découragé ndaxte nag am na fooy toll ci réew jàmbur soo découragé rek da ngay tooñ sa bopp da ngay teg soo gëmee yàlla comme niñ koy wax ci suñu réew mooy da ngay jéem a xool ban bunt moo mun ubbeekuwaat ban bunt mooy ubbeekuwaat ñi nga xam ne déposé woon nañ ba pare na ngeen ci tey tamit ñi ci convoqué na ngeen ci tey balaa ngeen ciy dem seen convocation te nag su ma xelaat te su ma xel li may wax nag su ma xelaat na du xam-xam su ma xelaat mooy ngeen éviter dem questura naan da ngeen di def dénonciation na ngeen di bàyyi loolu na ngeen bàyyiwaat ñu caytu ko waxtaan ci gay avocat su leeree ñu ñëw sotti leen ko fii kon nag mbokk yi yéene baa ngi ci yaakaar baa ngi ci bu kenn découragé demandeur d'asile yi benn occasion moo leen dese fi mu nekk nii te ñàkkul ne ñu ci bëri occasion boobu mën nañ ko laxat ci mooy dem uti liggéey ci demandeur comme domestique wala demandeur comme agricole te mu nekk lu leer te mu jaar ci yoon parce que liggéey la ñu wax te comme ni ma ko waxee démb wax dëgg yàlla am na loo xam ne suñu waxee ne liggéey la dafa war a am mandarga parce que employeur bi lay jël mënu laa may këyit liggéey la may ca liggéey ba nga am ci këyit foog naa ne loolu duma tay di ko wax te nag ku wax liggéey wax dëgg yàlla mandarga yi lii ñuy wax traçabilité ci France traçabilité ci français tracciabilità ci italien mu bàyyi ay trace dafa war nekk lu war a am mbokk yi wax dëgg yàlla maa ngi jégalu ci guddaay bi seen xarit Baye Diouf di leen ñaanal jàmm leeral moom su amee dañ ko war leeral waaye nag waruñ xabaabal rek dem di wax ndaxte fii ci rajo defaral suñu bopp dañ ko bëgg lépp lu ñuy def encore une fois mu nekk lu leer suñ gisul lu leer duñ wax waaye nag wax dëgg yàlla yaakaaroo moo ne xale yu bari dem nañ déposer ci permis de séjour xamoon naa ci ñaar ñett ñoo xam ne ci man lañ ñëw yàkkamti taxaw waaye ba ma leen di wax dem naa ne suñ d'accordé nga am chance suñ d'accord yu xamal ne jéemala ut beneen buntu te buntu bi ci des léegi mbokk yi mooy am employeur de lavoro datore di lavoro mbokk yi ñu ngi leen di gërëm seen xarit Baye Diouf di leen ñaanal jàmm di wax jàmm rek kay am nag waaye nag nañ farlu nañ am pas-pas te nag bàyyi werante ye xulo yi ak wax yu ñaaw wax dëgg yàlla loolu taxul ñun ñu jóg fii ci rajo defaral suñu bopp mbokk yi ñu ngi leen di gërëm seen xarit Baye Diouf ba suba ak jàmm jërëjëf